defee waxtu wi jot na ñu jox professeur Cheikh Omar mu dugg ci waxtaanam. ñaari xisbu rek ñoo fi nekk xisbullahi ñoo fi nekk ak xisbu seytaan ñaar ñii nag depuis jamono yonent Yàlla Aadama alayhi salaam depuis ba Aadama nekkee biir janna ñaari groupe yi ñu ngi laalante ñu ngi jaamarloo kenn ku nekk di bëgg am ndam ci kaw keneen ki. su may xool aujourd'hui le système mondial damay bëgg aborder li ñuy wax le nouvel ordre mondial et que mu ngi imposé wu à nous ñu xam ko ak ñu ñàkk ko xam lu ñu war a bàyyi xel la. dafa am ñeent ñu booloo gis ni ñoom seen booloo war nañu mën a not àdduna bi ñi si njëkk mooy franc-maçon yi. Seydi Makhtar wax na ko léegi franc-maçon yi dañoo am idée de domination ak de reconstruction du monde ñoom bañ na ko sax dañoo tuddee seen bopp ay maçon neen dañuy tabax dañoo jàpp ne kon war nañu tabaxaat tabaxin bi nga xam ne dañ ciy dindi lépp luy gis-gisu yàlla ndax gis nañ ñoom yàlla warul tabax. seen gëstukat yu mag yi dañoo jàng ñoom ne yàlla ba mu sàkkee aadama alayhi salaam ba li fa xew-xew alxuraan nettali nañu ko ci nu mu dàqee iblis ne ko génnal fii iblis ñaan ko ngànt ñaan ko dele ñoom dañoo gis ni yàlla àdduna bi iblis la ko yàlla jox daf ko dàqoon àjjana ndax aadama moomam àjjana waaye iblis moomam àdduna et que ñoom seen jàngat àdduna bii kon benn kilifa rek la war a am mooy Lucifer bi nga xam moom la ñu dàqoon àjjana ne ko foofu du sa place ci loolu nag la ñu sukkandiku ñoom gis ni kon Lucifer bëgg-bëggam te mooy ki yenu leer yi moom la ñu war a doxal ci kaw suuf quitte à combattre toute forme de religion lii kon lu ñu war a bàyyi xel la ci suñu ay données. yeneen kuréel yu bokk loolu dégg ngeen jamono bii féministes yi dégg ngeen libertariens yi mooy ñuy wax les libres penseurs lu tax ma leen di tudd dafa am entreprise bu am ci àdduna bi ci soppi l'islam. dama koy wax démb rek ak Sidi Ababacar am na mbooloo bu nekk France te mbooloo boobu muy commencé yaatu ci àdduna bi ñu ngi tuddee seen bopp la Ligue des musulmans démocratiques. lu tax ligue bi am solo ndax ils sont dans 43 pays musulmans ci àdduna bi lu tax mu am solo ñoom dañoo gis ni alquran méngootul ak jamono nee ni alquran dafa am ay aaya yu worontoo ak la parité ndax am na ay aaya nga xam ne dafay surtout en matière de droit successoral dafay naan góor dafa war a am ñaar jigéen dafa war a am benn neen loolu méngoowul ak parité dañu ko war a soppi. ñaareelu xeetu aaya dañoo gis ne am na ay aaya yi nga xam ne aaya yooyu dafay woo ci mbañ lu ñuy wax les sémites am dafay woo jullit yi ñu jaamarloo ak yahut yi dafa am discours bu xaw a dëgër bu muy am ci noonu yàlla yi ñu gis ni aaya yooyu entrave la à la paix mondiale dañoo gis ni aaya yooyu ko dañu ko war a dindi. donc ñoom seen recensement gis nañ lu ëpp 250 versets du Coran yoo xam ne dañu ko war a effacer ak yeneen 100 et quelques versets du Coran yoo xam ne dañu ko war a réécrire ndax méngootul ak le 21e siècle. ñii dañoo am kuréel yu fort bëri ay imam yu ci bokk dans le monde entier nag maanaam ligue la ligue boobu elle a une vocation mondiale. yemul si ñoom mu am beneen kuréel bi nga xam ne kuréel boobu ay yahut ñoo ko taxawal. soo demee fële ci France ku ñuy wax BHL muy Bernard Henri Lévy yahut la dafa taxawal kuréel bi nga xam ne nee na il faut ñu rendre humain le Coran ñoom 2020 la ñu fas yéene génnee seen premier Coran yi ñu pare ñoom 2020 dinañ commencé wasaare seen ay alxuraan nañ ko commencé joxe sous fichier numérique ba d'ici quelques années képp ku ubbi alxuraan di nga gis message bi nga xam ne lépp luy violence lépp luy mettit lépp luy xeex doo ko ci gis. donc lii ce sont des menaces yi nga xam ne ñu ngi peser ci kaw jullit yi et menaces yi dafa sérieux à telle enseigne que jullit yi war nañ ci am jàngat ba pare jëm si andi ay solution. bu ñu delloo xool fa am benn jàngkat bu ñuy wax Samuel Huntington xam naa professeur Ndiaye moom dañoo ko xam bu baax donc dafa bind téere tuddee ko The Clash of Civilization
tuddee téere bi le choc des civilisations ginnaaw ba ñu génnee deuxième guerre mondiale mu gis ne civilisation yi laa budda foog ñu jaamarloo foog ñu laalante te foog ñu dóorante mu identifié woon nag 8 civilisations ci àdduna bi civilisation chinoise dafa jàpp ne civilisation bu autonome la civilisation japonaise civilisation indienne waaye fa tuddaale civilisation musulmane mu ne civilisation yi yépp dañoo am vocation dominer le monde et que kenn kese moo ci mën a am ndam donc suñu xoolee kon lecture boobu nga xam ne suñu lecture de combat bu ñu inscrire le monde ci lecture de combat boobu islam nekk au centre de ce combat là ndax tam bu ñu fàtte ni ordre mondial bi am instant yi àdduna bi nu mu tëddoo lii doxal àdduna mbirum po la damay joxe misaal rek ne xoolal jamono bi àdduna bi ñu ñuy woowee milliardaire 80% milliardaires yi seen milliards ñu ko jëlee soit ci woy soit ci sport maanaam ay footballeur lañu ay basketteur ay chanteur ñii ñooy milliardaire u jamono ji ñii ñooy staru àdduna avec fo moo nekk aujourd'hui au devant du monde léegi nag système bu moon wax léegi muy le nouvel ordre mondial dafa am ñeenti ponk yi nga xam ne sañ ko laxas bi si jiitu te moo ci ëpp solo jamono bi mooy l'industrie pharmaceutique mooy ñiy jaay garab yi maanaam feebar yu gën a bëri sax ñoom ñoo ko créé maanaam feebar yu bëri mu ngi am jamono bi feebar yooyu du ay feebar en réalité dañ ko créé biir laboratoire di ko sotti population yi ci ndox yi ak ci lekk yi ba pare wëlbatiku ñëw di ko faj lii mooy la réalité aujourd'hui de surmédicamentation sax bi nga xam ne hôpital yi dañu koy def te xamuñu lu tax ñu koy def aujourd'hui dans tous les hôpitaux dafa am benn protocole bi nga xam ne médecin bi ku ñëw ak feebar lii la lay jox ci garab maanaam dañ lay surmédicamenté li lay jox ci garab moom xam na ni yow sax soxlawoo garab yooyu soxlawoo loolu yëpp ci garab waaye ñiy defar garab yi dañuy fay médecin yi li c'est une réalité te bëgguñu malade bi dee dañ ko bëgg saxal mu dund pour continuer jël garab donc à côté de l'industrie pharmaceutique l'industrie d'armement industrie bu am doole la ci àdduna bi mooy ñiy defar gànnaay yi gis ngeen ni jamono bi l'économie de guerre moo ëpp solo ci àdduna bi maanaam da ngay songu dëkk ne da ngay xeex terrorisme boo xeexee terrorisme bi da ngay andi sa ay armes utiliser ko fa facturer ko dëkk bi nga ñëw libéré soo libéré dëkk ba pare facturer ko li nga fa def ci ay armes ak li nga fa fay sa ay soldats loolu daf la koy fay moom en ressource bi mu am ci dëkkam ba pare sa ay entreprise am priorité pour ñëw tabaxaat dëkk boobu donc dans l'économie de guerre aujourd'hui dëkk bu ci engagé wu dafay gagner 4 fois day jaayee armam day utiliser ay militaires am dafay fayeeku en ressources naturelles stratégiques te dafay yor tout le marché de la reconstruction c'est-à-dire que ñu war a tabaxaat dëkk bi moom moo yor marché boobu donc lii Occident mu ngi koy doxal jëmale ko ci dëkk yi nga xam ne mooy dëkk yu ndóol yi te dëkk yu ndóol yi ci ëpp ay dëkk jullit lañu te ñun dëkk yu ci ñuul yi ci dëkk yu ndóol la ñu bokk moo tax lu mat a bàyyi xel la haute finance benn ponk la ci nouvel ordre mondial boobu mooy ñetteelu tànkam te moo ci ëpp solo muy mbiru lebalante bi ak lebale xaalis bi riba système bi yëpp système mu riba la te jamono bii li ma jaaxal ay jullit ñoo ko cautionné jullit ñoo cautionné système mu riba bi nga xam ne moo am damay wax barki démb ak sama benn xarit rek ma ne ko mu ne ma yor compte bancaire bàyyi fa xaalis denc ko fa ñu lay rémunéré yow si ñuy riba nga bokk ndax boo fa bàyyi woon sa xaalis duñ ko mën a jël pour lebal ko keneen donc te pourtant ay jullit ñooy jéem a layal lii ba pare bañ ci andi atte yu war maanaam par rapport ak l'islam donc ñu gis ni kon ñii may tudd yëpp muy acteur nouvel ordre mondial yi acteur yi nga xam ne seen objectif lu leer la maanaam dëgg ak caaxaan mënuñu nekkandoo sans kenn duma keneen ci ala kulli xaal foog caaxaan duma dëgg rek wala dëgg not caaxaan ni taxawal dëgg te yàlla tax lii moo waral may wax sànq ne sooy xool l'islam ni ñu koy agressé ci àdduna bi te xetu mbon yi yëpp ñi ko planifié benn ñenn kese la mooy franc-maçon yi ñoo planifié l'homosexualité dans le cadre de la libre orientation sexuelle dans le cadre de la disposition de son corps yëpp ñoom seen ay politique la ñu ngi jamono bi ñu ngi promouvoir homosexualité
lu tax ñu koy promouvoir doomu aadama yi ñoo commencé bëri te ñoom dafa am seen gëstukat bu ñuy wax Malthus économiste la gëstukat la gisoon nañ doomu aadama yi suñu ëppee yenn ëpp yi maanaam lekk yi ci kaw suuf du doyati pour yor doomu aadama yi il faut kon ñu am plan de réduction de la population mondiale lii franc-maçon yi ñoo ko wax ci jamono bii naka la ñuy limiter la population mondiale il faut ñu encourager homosexualité ndax bu góor ak góor di sëy wala jigéen di sëy jur du mën a am il faut ñu yombal césarienne di xotti biiru jigéen ñi pour ñu mën a bañ a am doom yu bëri il faut ñu wàññi le système immunitaire doomu aadama yi ba duñu mën a jaamarloog feebar yi comme ça seen espérance de vie dina mën a wàññeeku il faut créer des guerres et des maladies pour mën a gàllankoor l'évolution naturelle des humains sur la terre lii plan mondial la bi nga xam ne ñu ngi koy jéem a ut ay antenne dëkk bu nekk pour mën koo doxal donc franc-maçon yooyu nag nga xam ne ñoo am plan boobu l'islam mooy seen premier défi ndax fàggaagal nañu christianisme te judaïsme dérangé wu leen ndax ci plan bi la bokk donc islam mooy diine buy déranger jamono bi ñi xam ko ak ñu ñàkk ko xam bu yeboo nag jullit yi jël si conscience xam ni on va nous attaquer de l'intérieur comme de l'extérieur maa ngi naan de l'intérieur soo demee France am na ay conseils islamiques yi nga xam ne loge franc-maçon yi ñoo ko moom ay loge franc-maçon ñoo ko moom boo demee ba ci mosquée de Paris biir mosquée de Paris si bopp ñi ko tabax du jullit yaa ko tabax benn juif ak benn franc-maçon ñoo ko xeex au niveau du Sénat ak au niveau de la commune de Paris pour am terrain bi en subvention naturelle ak pour am un budget de l'État français de 500 000 francs français pour tabax ko donc benn yahut moo ko xeex ku dugg biir mosquée de Paris ku fa mës a dem su fa duggee dina xam ni mosquée bi y a des symboles maçonniques yu nekk dans la mosquée donc lii agression interne la au niveau de l'islam du yem foofu am nañu léegi ay juma biir France yoo xam ne ki koy jiite homosexuel la imam bu siiw la mu ngi tudd imam Mohammed Ludovic Zaïd bind na téere ne moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu nekkoon ci jamono bii dina marier ay góor jigéen yemu ci jël na ay saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yu bëri mu lim leen ci biir téereem ne ñooñu ay góor jigéen la ñu woon te yonent bi xamoon na ko tuddee ko le Coran et la chair maanaam alquran ak ndawal nga gis ni imam boobu dafa jiite benn mosquée bu mag bi nga xam ne tuddee na ko mosquée inclusive bi nga xam ne pour c'est les LGBT c'est pour les lesbiennes les bisexuels les gays ak les transgenres c'est pas le premier ku ñuy wax Kahina Bahloul jigéen la benn métisse tunisienne la ubbi na une mosquée inclusive en France bi nga xam ne góor ak jigéen dañu war a taxawandoo ci benn même sàppe et que jigéen soxlawul muy muuru pour julli ndax muuru bokkul ci l'islam donc xeetu agression yi nga xam ne ci biir l'islam la dañoo ut ay agents yu leen koy doxalal di jéem a sàppe diine l'islam di ko jéem a tuutil sëñ Maxtaar bu may wax ci temps bi may la ma daalal ci lenn rek ji nga fan yi ñu weesu ñu ngi doon waxu homosexualité au Sénégal drapeau bi dama ragal Sénégal ñu ko xamul woon sax léegi mujjee ñu ko xam drapeau bi muy drapeau bu homosexuels yi tànnal seen bopp muy le drapeau de la communauté LGBTIA drapeau bi 6 couleurs la gis ngeen ni rouge a nekk ci kawam orange topp ci jaune vert bleu ak mauve li tax fan yi ñu jugoon ci drapeau bi artiste boobu ñuy wax Wally Seck dafa sol drapeau bi di def concert Sénégal dafa sol fësal ko ci bés bi nga xam ne jamono yooyu en Europe ñu ngi doon waxu homosexuels yi ak seen ay défilé yuy wax gay pride drapeau bi la sol gis nañu ñëpp ñu ko ndokkeel ci àdduna bi ci ay homosexuels yu nekk France ak yu nekk fii sax Sénégal gis ngeen lii homosexuels yuy doxantu seen gay pride ñoom ñooy yor drapeau bi di ko màggal ndax nee mooy seen signe képp ku ànd ak ñoom moom nga war a yor da nga ko war a fësal ci ay brassard ci ay mbaxane ci ay t-shirt ci ay jean ñëpp ko war a wane fësal ko parce que dañoo war a imposer doomu aadama yi seen existence parce que ñoom dañoo bëgg sëyi seen biir dañoo bëgg dëkk àdduna bi yëpp ñu am fa seen ay àq ak seen ay yelleef maanaam dans 72 pays dans le monde l'homosexualité est toujours punie alhamdulilah Sénégal ci la bokk te Sénégal du ci génn illaa yawmil qiyaam lii ndokkel la bu communauté LGBT yi di ndokkelee Wally Seck ci travers ci Twitter di ko jaajëfal di ko béggee ci fit bu mu am malgré que ñu ngi koy saaga di ko xas
ci fësal seen ay couleurs imposé ko Sénégal yi ànd ak ñoom défilandoo ak ñoom seen ay bëgg-bëgg. lu tax ma tudd drapeau bi dafa am alxuraan bu ñu jël defar ko ci drapeau bi tuddee alxuraan bi le noble Coran arc-en-ciel drapeau exact bu góor jigéen lañ ci def ci biir alxuraan bi dama nekk di foo sama mbokk aadama moo ma ko jox pour ma gëstu ko imaam Diop won ko mbooloo bi may foo di xool ne xam ma jël yenn aayaat yi nga xam ne dafay wax ci asxaabu Luut ci suratu Araf aaya 80 ba 84 suratu Huud surat yu yëpp ma koy jël benn par benn di xool aaya yooyu nas bi ci lugatul arabiya laaluñu ko waaye traduction française bi soppi nañ ko maanaam le sens dafa dellu ci jàngale boobu Ludovic waxoon ne góor jigéen araamul ci islam et il défend que Sodome ak Gomorre bu alxuraan tudd te Bible tudd ko yàlla alagu leen ndax dañoo nekk ay góor jigéen waaye fi leen alag parce que ñu doon violer ay gan lii mooy position wu imam Ludovic Zaïk ak yeneen aïma yi nga xam ne dañoo bokk ci kuréelam lii lu grave la ñuy attaquer l'islam dans ses symboles ndax bu ñu fàtte ni islam mun naa wax ni ñett kese mooy l'islam ñett yi mooy pilier l'islam bi si njëkk mooy alquran bu ñu ko commencé attaquer di am projet effacer yenn aaya projet changer yenn aaya projet réécrire le Coran projet infiltrer le sens du Coran mooy ko kon commencé di yàq alquran te projet boobu yemuñ ci ñu ngi attaqué wala daara yi pour bañ nit yi mokkal alquran projet bu àndandoo la ñu jóge si alquran attaqué yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bëgg ko dugal dans le programme de banalisation bëgg nañ théâtre caricature film yépp dañ commencé di jouer ay film fii ba 2100 parce que ñoom si 100 ans la ñuy xeex noonu la ñu defoon église bi fii ba 100 ans la ñu liggéey si bëgg xotti xorma yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di ko caricaturer di ko fontoo ak di ko tuutil ba jullit yi duñ ko nawati waaye ñetteel ba mooy jullit yi il faut ñu amuser leen foowe leen ba duñu talati seen diine duñu talati seen islam. Soxna dafa mel ni maa ngi si waxtu bi maa ngi tudd di jégalu ci xaw a guddal bi yàlla defal tawfiix defal ñu taysiir jaahi mawlana rasulullah sallallahu alayhi wasallam